bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi ñu leen di ñaanal kendal ak jàmm itam ñu ngi koy ñaanal mboolem directeur ci biir kër gi di ci jiital ki nga xam ne mooy sunu PDG ñaan yàlla dolli nu sutura ak jàmm yàlla na ko dolli itam ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu dul jeex noo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér ndax macha allah buñ fi nekkul woon mu doy waar lool ci ñun yal na yàlla yàggal seen taxawaay bu baax a baax bu ko defee itam jamono neexul ndax ku feebarul ku ne yaa ngi fajaate waaye sunu xel dafay jëkk dem ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci cliniques yi hôpitaux yi ak dispensaires yi noo ngi leen di ñaanal yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn sàmm ñu itam ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu santé ndax bu ñu dee wax star jamono yi ñoom la macha allah ñoo ngi tëj seen kër gëj fa lool topp ñi nga xam ne ñooy maladie yi nangu ne loolu la yàlla dogal ci ñoom kon ñoom itam yàlla sàmmal nu leen bu baax a baax képp koo xam ne rek caabi mi ngi la féete gannaaw nu ngi sukk sa wet di la nemmeeku di la ñaanal yàlla dolli la xel ak xol bu dal yëpp macha allah te itam boo jugee ci bërëb yooyu lépp loo xam ne rek laal nga ko yàlla na ci suñu borom roof barke bu baax a baax di fàttaliku sunu wayjur yu baax yu ñu ñàkk sunuy soppe sunuy xarit yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe sigil ndigaale nag ku ci ne dana ko wax boppam waaye itam sañ nañ leen a wax nu ngi leen di jaale bu baax a baax ne jamono yi ñu nekk du jamono yu yomb buntu kër gu ne mën nga faa taxaw ne sa morom sigil ndigaale yal na yàlla yërëm ñi dem ñëpp macha allah yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe Adja Linguère salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Eva namoon nañu la. nu ngi lay nuyu. xam naa dañuy ñëw rek wax alhamdulilah ala kulli xaal ajaratu Awa Diop wallaay fan yii kay dama naan est ce que man sax dama doon tiit sax naan est ce que bu ma ñëwee télé bi moom njaali ma yor yëpp naa ko mën a jàllale. parce que lu ëpp fukki nit yoo xamante ne wax dëgg yàlla ku ci nekk am na benn lien bu la boole ak ñoom. dëgg waaye nag ku dul may sa bopp loolu suñu borom may da ngay jël te santee ko. kon dañuy wax alhamdulilah ala kulli xaal. doon nañu daan doo rek ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ak ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal sunu maam sunu soppe ba maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mbooleem sunu xalif généraux yi te nag journée xasaayit bii mu woote la 11 bi yàlla na ci yàlla jaare raxasal ñu ci mbooleem luy mbas meeg naqari xol yeeg naqari tiis yeeg lépp yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal waaye noonu la ñuy ñaanele yaay dëggan mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñi ko fa fekk ak ñim fa fekk ñëpp waaye wax nga ko léegi ñi ngi jaale suñu bàjjan Awa Diop wax dëgg yàlla xam ngeen ne bu dëddoo te teewuñu ca rek mooy ñun itam yaram wee sutante woon waaye sant nañ Sénégalais yëpp ndax gis nañ ne yëg ngeen ne nekkuñu fi woon waaye ñaan yéeg lépp dikk na te nag yaram buy tooy bu nekk faaw mu metti waaye noonu laay demee ba kër Baba Sey itam Modou Fall mi ñu fi dalaloon ci bi ñuy waxtaane affaire agriculture moom it frère am di sama nijaay tonton Modja Fall di borom kër ci maam Fatma Mbacke sama sang boobu nga xamante ne bàllay saburi sëñ Mbacke maaram petit ba grand la ñoo mëkkandoo suuf ba ren wax dëgg yàlla am tey rek la ñuy soogam lu ñu naqari ci suñu nijaay jooju mëdja yàlla na ko yàlla xaare àjjana bu baax sama maam Fa Mbay Fall Diop sama nijaay Xaadim Loo fële ca Touba 28 ak ñeneen parce que day dem ba day jaxasoo ci sa bopp waaye ku ci nekk rek comme li Eva wax Assane Ndiaye nee na bu njëkkoon koo taseel nee ko noo def waaye jamono ji ñu toll koo taseel nee ko ndax yaa ngi tane ndax boo ko yëgee ak boo ko yëgul mi ngi weyaale feebar waaye sunu borom moom lu mu def rek day lu gën kon nañuy wax rek alhamdulilah ala kulli xaal delluwaat di santaat professeur di ko dalal bu baax a baax di ko wax ne feebar bi moom man gëm naa ne Njaay la sant waaw Njaay daal la sant daal xanaa da nga dégg sunu waxtaan ma ne ko ñu ngi naan lëla ak laala waaye li ñu wóor ñun mooy Covid Njaay lañ koy tuddee non lëw ak laa yëpp amul solo moom daal xam naa ne gone gu ciy pamti daal bam ne la kes moom di nga xam ne du yëfi gone wallaay moom macha daal allah xajul ci gone xajul ci mag moom daal yàlla na ci dégg rek di cërub ñëpp amiin ñi mu daal yàlla nañ jóg ak jàmm ñi mu dalagul yàlla nañ leen ko neen amiin mais daal xam naa ne sax na sàpp daal amiin macha allah Ndoye Bane ñu ngi lay nuyu balaa ñuy dem ci professeur jaajëf Covid moom kenn ngéntewu ko moo tax kenn xamul góor la am jigéen moo tax boo ci wax rek Njaay la sant mu la laa Covid bu la ci neex rek waxal ginnaaw kenn ngéntewu ko ndax ña ko waroon a ngénte sax ñemewuñ ko waaw mi ngi noonu xanaa ñu laaj ko professeur rek wala docteur Marie Xemes xam nañ dinañ xam ban la ci ñuy jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér di jaar waa Pire Sañokor gépp
sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé moom ma ngi cay bay waaram bu baax ci Covid moom foo ko fekk ma nga ak maskam te soo takkul masque doo toog ak moom. macha di allah Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy ziar bu baax ak Baye Bado Dieng ak ñëpp seen Sidi Mbacke. sunu kilifa yooyu ñu leen di ñaanal jàmm yal na leen yàlla musal ci mbas mi musal ko population fa nekk yëpp di dalal jàmm professeur di ko ziar bu baax moom ñëwoon na fi depuis avant Covid. pendant Covid bi même après Covid bi sax incha allah. dina fi ñëw di sensibiliser ndaxte bañ koy dégg Covid ba ca Chine. ca laa ko woon rajo ba ñu fanaane cee wax. fàttewuñu ko. waaw kon boog vraiment ñu koy sant di ko gërëm bu baax ci disponibilité bi. ba heure boo ko woowee rek pour Sénégal mu teew loolu lu am solo la. booba jamono ñun ñu ngi doon gént naan feebar bi feebaru tubaab la. booba ma nga Chine waaw. booba ma nga Chine di ko séen. waaw ma invité ko guddig la mu wax ca yoo xam ni. yooyu yëpp instant bi moom lañ nekk di gis nii. yal na fi yàlla yemale mutation yi muy def. mais liñ nekk nii suñ ko bàyyiwul du fi yemay ah. très bien. liñ nekk Sénégal yi liñ nekk nii. suñ ko bàyyiwul du beneen kii dina ñëw. affaire da koy mais dëgg la. li ñu nekk nii feebar bi li muy bañ la ñuy def ci dëkk bi nga bëgg feebar bi dakk du dakk. léegi ma nuyu professeur. moom dina ci indi ay leeral. waaw man mii professeur laa. ni nga may gis ni da nga ma ne nii. waaw bi ma yéegee ni professeur nga yo nga invité moo tax ma solo professeur. waaw pour xooxal ko. laaj ma lu ñu neex ci sa teewaay. au moins di ñu reetaan lo ndax Covid ku ko topp doo kaf doo ree. professeur Daouda salaamaaleykum. joxe na solution bu am solo nag ci Covid bi. solution bi mu wax sànq. joxe na ci faj moom solo hors antenne. Mia Ndour ak équipe ba maa ngi leen di nuyu du ma topp mami du ma topp Ndoye Bane professeur laay topp professeur salaamaaleykum. waaleykum salaam Eva. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay nuyu di nuyu soxna Adja. honneur aux dames d'abord. di rafetlu seen taxawaay seen émission. di am contentement également di toog ak suma xarit wax na ko Ndoye Bane. wax dëgg yàlla on a beaucoup échangé ci émission yu bari depuis Covid bi muy ñëw ba léegi. tout à fait mu am rôle bu am solo bu mu ci joué. bi may woowaat également maa ngi jégalu depuis semaine passée waroon naa ñëw. dëgg la mais dama woon ay xat-xat. parce que moom heure bu ma woowee rek damay gis ne li ko tax mu wax par rapport à l' émission mooy pour sensibiliser pour wax information yoo xam ne day amal njëriñ doomu aadama yi. dëgg la donc ñëpp ñu ngi seetaan ñu ngi leen di nuyu kilifa diine yëpp ñu ngi leen di nuyu. di nuyu képp koo xam ne daal bàyyi nga sa lépp pour seetaan émission bi pour xam ci loo am loo ci jël ñu ngi lay nuyu. di jaale également Sénégal parce que tey ñu faatu bëri ñu ngi fi. donc ku ci nekk am nga mbokk wala xarit boo xam ne ñàkk nga ko. donc ñuy jaale ñëpp di masawu ñëpp comme ni ko Adja waxee. parce que mi ngi ci réew mi. donc te situation boo xam ne la bàyyiwul kenn bàyyiwul état. bàyyiwul kenn donc ñun ñëpp ñoo ko bokk. di wax ne li Ndoye wax dafa am solo lool je pense que. vérité la rek. bi mu naan feebar bi nañ bu ñu bàyyiwul lii dina ñëwaat. moom li tax mu koy wax dañ ci yàgg waxtaan lu bare li muy wax ni lu bari duñ ne dañ ko gisoon. mais yaakaaroon nañu bu dee que jaarle wuñ ko fi ñu ko war a jàll rek lii dina xew. te dinañ ci ñëw ci waxtaan. pourquoi li mu wax loolu malheureusement c'est la vérité suñ ci jógul leneen dina ñëwaat. suñ ci jógul ñaanuñu ko yàlla. parce que aussi àdduna moom boo ci nekkee da ngay wax liy dëgg rek. lu metti buñ ci jógul leneen dina ñëwaat ñaanuñu ko yàlla encore une fois. dëgg te duñu ñuy xalaat lu ñaaw mais science dafa doy waar. te boo ko toppee ba ci biir rek mu wan la lu doy waar. te leneen ak leneen sax yaa ngi dégg fan yi rek lu mel ni Guinée daan nañu wax Ebola dégg nga beneen jàngoro bu ñu ne génn nañ fa mais OMS dafa ci rapport defagu ci rapport maa ngi ciy déglu docteur Mouhamadou Ndiaye mais profité di également di leen encourager ministère de la santé. parce que yombul mais seen taxawaay rafet na di surtout également comme ni nga ko commencé di féliciter le corps médical. c'est vrai. wax naa ko bërki démb rek te bu ma nee corps médical docteur ba ca la professeur ba ca la. brancardier ba ca la infirmier bi ca la. dëgg la kay bale ca la ki nekk ci bureau am nekk administrateur di fayeeku ci entrée ci la bokk. secrétaire c'est-à-dire que gardien bi ci la bokk. c'est un ensemble ñoo fi nekk. tout à fait. et au-delà du corps médical damay également encourager parce que du jamono féliciter. le leader communautaire parce que santé ñaari pàcc la y a l'aspect curatif y a le préventif. c'est vrai mooy am na faj bi boobu hôpital yi la boobu ñun la ci hôpitaux yi la mais am na boo xam ne mooy aar ba la mooy prévention ba. boobu ñi nekk ci communauté bi ci askan wi ñoom ñoo koy jouer. mooy bàjjenu gox ba nijaayu gox ba relais ba. leader religieux ba. chef de quartier ba ASC bi tout le monde daal ñooñu tey bu ñu wanee gagné Covid bu ñu foree gagné.
li loolu man ñu gagné ko mooy l'approche communautaire te bu ñu ko bëgg a gañewaat foofu la ñuy jaaraat pour mën ko am waaw ba tax hôpitaux yi li ñu ne fees nañ duñ fa egg parce que tey kenn attanu ko. àdduna ci moom moo attanul Covid. dëgg la am nañu retard par rapport ak beaucoup de pays parce que doole yemul mais amul benn réew tey bu leen ne attan na Covid. te muy dëgg. Inde li mu fa def mois il y a 2 mois kenn xamul lu mu daal te Inde am na fu mu toll itam ci wàllu faj ci wàllu développement tey mais pratiquement yuuxu nañu wàllu bi muy njëkk a génn Chine aussi gis ngeen chinois yi yuuxu nañu wàllu tey bu mu duggee Europe dugg Amérique ñoom ñëpp fu nekk xam nga ne attanuñ ko c'est pourquoi nag koo xam ne li nga am bariwul parce que foofu la dañoo dëkk ci réew yoo nga xam ne suñu loxo jotul suñu ginnaaw li am solo ba am solo mooy ñu xam ne xeex bi du xeexu Evatera du xeexu état xeexu ku nekk la war doon parce que gaal gi boo ci nekkee nga naan man kat dinaa rëcc dafa fekk gaal gi rëcc na rek dëgg donc lépp lu ñu mën def ba xam ne képp ku sama genre bi nekk ci rajo di wax du bëri wax xam la war a wax te encore une fois di imaginer liy ñëw professeur dellu si ne nga nekk ci rajo yi ak ci télé yi di wax ci Covid du bare wax war a wax la du bëri wax de et on le fait on continue à le faire parce que la nature a horreur du vide ki war a wax bu waxul keneen ki war a wax day wax moo tax parfois da ngay gis ci réseaux sociaux yi les gens se posent aujourd'hui beaucoup de questions xam nga tax mu am léegi problème réseaux sociaux yi am da ngay gis ki ne la woo na la mel ne vaccin bi lii comprendre ma wala traitement bi lii ñi waroon wax dañu dem ba ne da ngeen bëri wax gaa yu noppi maintenant bu gaa yu noppee information amul tey alhamdulilah dégg nga population yi njógaan ne ñi war a wax nañu wax dëgg et pourtant au départ on parlait on disait qu'on communique trop on communique beaucoup alors que en matière ci wàllu xeex ci wàllu feebar ci wàllu jàngoro dafa am 2 pàcc ci wax ci li ñuy wax ci université moo ëpp ñun université dañuy wax rek suñu bu ñuy jàngale di nga xëy 8 heures ba midi da ngay wax parce que loolu mooy jàngale xam-xam da ngay wax dëgg la donc ku la fa fekk ne da nga bëri wax wóoy dañoo bëri wax parce que loolu la ñuy jàngale boo ci génnee également képp ku la ne mi ngi sensibiliser te waxul sensibiliser wul dëgg la parce que mbir bala nga koy expliquer da nga koy wax wala nga def ko ay ci ay gestes ngoon ko ki mënul dégg ñu def ko ay gestes donc c'est pourquoi ma ne te nit ñi bëgg nañu xam dëgg la y a beaucoup de questions yi nga xam ne muy man muy sama morom dañ koy recevoir amul bis buñ dul toog te nit ñi woowuñu moo tax li ngeen di def su ngeen ko mën a téye leen ku li ngeen mën a dégg jàppaleen ne da ngeen koy defar pour askan wi parce que yéen da ngeen di ay docteur ci benn côté parce que képp kuy sensibiliser day def li ñuy wax éducation pour la santé éducation pour la santé ki koy def docteur moo naan la lii ngay defale jox la information yi comme bàjjenu gox ba ne la nii ngay boo amee feebar sa kër nii nga koy fajee nii ngay ba tey aujourd'hui boo xoolee Covid bi pratiquement ce qu'on appelle la prise en charge à domicile mooy ci kër nga koy defee mais ki koy def yow moom dañ la wax nan ko koy defee te muy dëgg dañ la koy wax donc c'est pourquoi encore ñu ne ñi war a wax nañ continuer wax parce que jamono ji foofu lañ toll parce que tey buñu daan hôpitaux yi fees nañu te hôpitaux yi fees nañu ko parce que nit ñaa fa dem mu fees te Covid day jàngoro boo xam ne yàlla nag mooy teg feebar ku ne mais yàlla bay sa tool te yàlla daf leen ne boo bëggee moytul defal kii moytul lii ma jàppale la ci lii donc ku toog ne man du ma Covid loolu la ñuy ñaan yàlla bu Covid mais nag science exclul fenn ñu ne la lii boo ko defee doo feebar nga exposé wu naam am na yaa ce qu'on appelle ñoo xam ne am nañu une immunité naturelle ñoo xam ne yàlla may na leen kàttan yoo xam ne seen yaram yu bëri bu ñëwee dina leen romb mais boo jëlee benn di nga gis junni yu mel noonu mais junni yooyu nag da ngay jàpp ne yow ci nga bokk sa morom ci la bokk bul jàpp ne mëkk na yow yàlla may na la lu may lu kenn déedéet jàppal ne sa yaram attanul feebar bi moo tax ñu naan la pour hôpitaux yu bañ a fees waxal nañ ko deuxième vague bi bu ñu gëm Sénégal bu ñu décidé woon ñun ñëpp ñu tey ñu d'accord ci ku nekk ñu wax ñu war a wax li ñu war a wax ñu ne tey nañ def mesure barrière fait bu ñu ko waxee 1 mois Covid bi day demaat yoonam y a pas de secret par rapport à cette histoire là virus bi boo tasanteeg nit à moins de 1 mètre bu fekkente ne def nga li nga war du ma ne doo feebar du la jàll de mais ce sera très limité naam médecins yi ñi autorités ñi ngi feebar mais fu 10 waroon a feebar mën naa benn fa feebar xamul tax parce que au niveau des hôpitaux y a les mesures barrières de façon stricte draconienne donc maintenant am na ñuy gën a exposé ci feebar ba parce que tey même bu ñu nee fii lii boo ko def mu waar nga ñëw dugg ci problème ba loolu ñu am aar problème bi day bëri doole. dëgg la mais comme nit ñi li ñuy contact demuñu hôpitaux yi fi Covid bi nekk ci mbedd bi ngay tes mu leer na ne boo rombee 10 nit probablement 2 ou 3 yu am ngooy te xamuñu ko boo defee mesure barrière bi am nañu yàqin ko ba nga digg ñibbi sa kër te dara du la dal
mu weesu ci aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le vaccin. ak luñ ci mën a wax am na loo xam ne dafa dëgër bopp. xam-xam dafa dëgër bopp. ñun mënuñoo wax lépp lu ñu lay wax dañ koy teg ci xam-xam maintenant xam-xam nag mën na am ay limites mooy mën nañ ne ça absolu amul. et c'est pourquoi ñu ne la même boo jëlee vaccin ñu ne deux choses ñu ne jëlal vaccin bi ak également ñu ne la paradoxalement parce que ñenn ñi ci loolu la ñuy jàpp. nee naa la docteur dinaa la jëlal vaccin bi te naa la aussi vaccin bi mën na la bañ a aar mais loolu science la gis nga vaccin boo gis mu am tey rare te li ñuy wax du Covid kese on parle de santé d'une manière générale. loolu la ñu yàgg jàng loolu la ñu jàng loolu la ñu yàgg yàlla jàngale ci àdduna ci loolu la ñuy xew te dañoo war a doylu sunu doomu réew parce que tey fu àdduna amee problème ci àdduna defe naa doomu Sénégal ñooy dem ñun ñuy woow donc ñooñu bu ngeen amee chance ngeen am leen bu ngeen di déglu ñeneen. te ñooñu ngeen déglu ñun la ñuy déglu day am problème. parce que ñu ci bëri ñooñu ngeen di déglu ñun la ñuy déglu. macha allah on le dit avec modestie ak humilité yàlla rek mooy defar. c'est vrai barki démb laa jóge Chine on était 3 partis en Chine pour évaluer la Chine. doomu Afrique moo dem doomu Sénégal et ñooñu ñuy déglu ñun la ñuy déglu et j'insiste là-dessus. donc ce qui fait que li tax ma koy insister. da ngay dégg parfois ñu ne la kii kat kële wax na diw tubaab bi wax na wala kële wax na. non fii la. l'école de Dakar est l'une des meilleures en Afrique amuñu moyen nag. parce que pays développé la gaa yaa ngi def. mais xam-xam bi nekk fii sama naataango yi. ñeme naa leen confronter ku nekk. ñun de gëm nañ leen. pour revenir sur le vaccin. oui. li tax ma ne ñaar la te ñenn ñi fa la ñuy jàpp. dans toute chose am na exception te da am science aussi am na loo xam ne day am buntu bu ñu ubbee mooy lan. vaccin yi nee nañu d'une manière générale c'est rare de voir un vaccin boo xam ne nee nañu day aar à 100%. loolu bëriwul ci science mais naam. même budul vaccin bi am na ce qu'on appelle l'immunité naturelle. am na yenn jàngoro yoo xam ne boo ko amee. ba pare yàlla def na ne yow entre guillemets vacciné wu nga immunisé wu dootul amati. ku mel ni toxoplasmose. dañ koy liggéey mooy donc bu lay aar dañ naan na 90% la lay aar te loolu depuis le départ la ko nit ñi di wax c'est-à-dire que y a pas benn information dañ ne depuis le départ. man naaxuma ci fi laa nekk te sama borom la ñu wax dañ ne vaccin même buy baax ëllëg parce que on a pris ku mel ni man dama jël temps. toog naa 2 mois di étudier ñi may suivre xam nañ ne 2 mois laaj na ma leen du ma ci communiquer parce que gisaguma lu ma xam. damay gis ay kayit gis ay premiers résultats préliminaires soo ko joxe sama avis. parce que il faut que nga am recul defuma vaccin bi mais xam naa nu ñuy defaree vaccin xam nañu lu ñuy fajee xam nañu lu ñuy defee donc avec les documents que nous avons reçus. au plan mondial ku nekk am noo def xam nañ ne donc li gars yi wax comme résultat am na mooy am na. mais mënul faj mënul aar à 90%. deuxième bi foofu la nit ñi di base ñu ne comme à 80 am nañ kon ñu jël vaccin te feebar nañu. ah oui parce que boo jëlee 90 téeméeri nit aywa téeméeri ña vacciné ñu ala kulli xaal ci fukki wala fukk ak juróomi vaccin bi du leen amul lu benn njëriñ loolu il faut que mu leer mooy loolu moo tax ñu naan efficacité à 95%, 90%. mooy il se peut que man. ci ñi vacciné wu. su ma paree ma xool ñu ne amuma immunité parce que vaccin bi amul réaction ci man mais am na ci ñoo xam ne bu ñu négliger juróom fukk yoo xam ne wala fanweer juróom benn fukk yoo nga xam ne aar na leen. waaw parce que am na immunité maintenant parmi ces 60% am nañu immunité mais elle est pratiquement relative mooy vaccin bi gaa réagir na seen yaram mooy seen yaram créé na anticorps mais jàpp nañ ne anticorps yooyu lu ñu am doole bu virus bi bëri sa yaram mu am pression bu bëri. dem na ba finalement mën na la feebar donc mooy les deux donc moo tax ñu naan la aller vers la vaccination également les mesures barrières bu yàlla defee nag bis mën na am un vaccin boo xam ne boo ko jëlee quel que soit kii du am parce que feebar bi aar ñetti at la genn wala ñaari at yàgg na yàggul donc te précipitation boobu am du précipitation mais urgence la il faut que ñu ñu différencier entre l'urgence et la précipitation. urgence boo xam ne docteur bi bu leen deree na bu amee fukki nit bu fajee juróom-ñeent yi ñu wér kenn ki wérul il a échoué loolu lay jàpp même bu fekkee amul échec parce que docteur ñun amuñu obligation de résultat. mooy ñun docteur ay faj mais yàlla mooy wéral. mais et pourtant boo fajee fukk kenn ki wérul am nga lu la metti. dëgg la. donc ça veut dire que bu fekkente ne ñun fukki bu ñu jàpp ne ci fukk yooyu. ñooñu ñi nga xam ne vaccin bi aar na leen ngal la waaye ku mu doon ne yow sa mbokk di nga kontaan ku mu doon yow it di nga ci génn te li ñuy ragal ñaanuñu ko yàlla képp ku feebar aussi képp koo dégg muy kii ne
ku feebar bu caaxaan jeexee dëgg des ci ay docteur ngay mujjee bu demee ba mu leer na ne docteur a ci des ci moom ngay mujjee. te bu boobaa defe naa ne c'est vrai que lépp lu muy wax yow dañ ci waxtaan mais lim la wax di nga ko def parce que da nga jàpp ne bu yàlla ginnaaw yàlla sa loxo ci moom la nekk. très bien docteur bëgguñu woon interrompre ko doon nañu bëgg toog rek di ko déglu parce que nag lu leer dañuy xam ne lu leer la macha allah waaye li ñuy wax rek ku bëgg a dégg leneen itam leneen ngay dégg waaye wax ju leer na ba noppi. Ndoye Bane bu ñu dellusee ci waxu vaccin yi mu doon wax naa ko keroog sunu doom yi mami ci ngas gis nañ ko dañ la doon wax ñàkkal xale bi boo ko ñàkkee waxuñu la ne sax du ngas waaye bu dikkee da koy romb rek kon suñu tolloo ci Covid ñu wax ñu lu ni mel war nañ koo mën a jàpp jamono bi may vacciné wu dafa am yeneen ñaari nit yu ma àndal ñu vacciné wu man bi ma vacciné wu dama tëdd feebar waaye ñoom ñu ngi doxi seen soxla mooy explication yi nga xam ne yëpp docteur indi na ko gis nañ ne itam jigéen wérul yi jamono bii ñu toll ñu ngi leen di vacciner ñu bëggoon nga gën ka leeral ci sa teewaay. jërëjëf Eva avec plaisir parce que loolu mooy suñu rôle ñun. je prends seen rajo laa ko xoon RFM. leen di ba le passé ñu interpellé ma ci ñu ne ma est-ce que jigéen wérul war nañ ko vacciner. waaw. tey dégg naa aussi docteur Ousmane Gueye ministère wax na donc la voix du ministère a parlé. et confirmé li ñu wax parce que dañu ne woon te loolu moo am. ñun yooyu bu amee xam nga jigéen wérul muy comme bu nàmpal am na ñu leen di faj mooy gynécologue ya. dëgg la mooy sage-femme yi en matière de médecine ku ci nekk dañ la bàyyi ak docteur am. waaw quel que soit li am bu ñu bëggee bañ a réer rek mooy bu fekkee xaale bi la ñu ne lan la pédiatre bi wax ba pare. pédiatre bi du xëy de am na ku muy discuter la gynécologue bi c'est la même chose bi ñu xoolee ñoom seen rapport ñu gis ne fi tey benn docteur toogul ku nekk ngay anticiper ñoom ñu xool ci rapport yi au plan mondial gis ñu fenn foo xam ne am nañu ay problème par rapport à vaccination jigéen ñi. wérul yi am na leen muñu ci loraange ay lépp xool nañ lu bëri gisuñu ci dara mais ñi ne woon li gënoon wóor mooy nee nañ daal pour le moment nañu éviter premier trimestre bi mooy ñetti weeru njëkk yi parce que foofu loolu science la. mooy foofu lay borom bi di defaree. doomu aadama bi day fragile. lu bëri amagul mais plus xale bi di gën a dem day gën a dëgër donc ñu ne période yi gën a doy waar ci xale bi fu nekkee ci biiru yaayam mooy ñetti weeru njëkk yi foofu comme xamuñu lu fay xew par rapport ak gars yi nañ ko éviter mooy bu njëkk bi. deuxième bi ñu ne même n'empêche pour dire que même les gynécologues ont fait un excellent travail ñuy faj jigéen ñi. amuñu fa parce que dañoo liggéey bi sur loolu. ñu ne te li gën a wóor sax pour gën a aar naam gis ñu problème donc mais nañu éviter boobu en attendant deuxième bi mooy ci même façon virus vaccin bi dafa am trois vaccin yu bëri am na boo xam ne doomu virus bu dee bu ñu rey bu mu dee lañ ko defaree d'accord parce que li intéressé nit ñi foofu mooy antigène bi tax anticorps di am moom mi ngi fa virus ba dee na mais liñ koy xàmmee am na te yaram bi bu ko xàmmee day defar anticorps mooy virus atténué mooy genre comme Sinopharm bi waaw am na boo xam ne vecteur viral la dañ koy def ci genre lu nduróog virus la sax mais bokkul ak lii te loolu du indi benn problème ñu jël li nga xam ne mooy caabi ba bi war a def anticorps ñu roof ko waaw mooy vecteur viral yu mel ni ay AstraZeneca moom la ay Johnson am na boo xam ne ARN messager mooy Pfizer et BioNTech par exemple boobu en réalité liy joxe information bi li koy codé kii yónni pour kii bi ñu defar koy yónni loolu la ñu dugal ci biir donc loolu kii yónni virus li koy yónni pour ñu defar ko loolu la ñuy dugal donc yónnikat lañ fi dugal mais du defarul kenn te du defarul mais yónnikat bi bu ñëwee yaram bi day mel ni ki ñu yónni ñëw na naa aar naa préparé wu donc ñu ne donc peut-être que yi nga xam ne ay sàcc baa ngi noonu di gaare xaaral ma armé wu nañu armé wu ci ñu jaar ci ñoom ñu ngi koy wala li gën a wax mooy loolu beneen bi donc mais ñampax ñu ne mais quel que soit alpha en matière de médecine bu fekkente ne feebar am na da ngay xool ki koy faj jigéen wérul ay sage-femme ñoo leen di xool ak ay gynécologue c'est vrai donc ku ci nekk am nga ku lay suivre et d'ailleurs au Sénégal il y a un excellent moi je suis pas du ministère de la santé mais je suis un acteur de la santé parce que ñun ñëpp benn lañu il y a un excellent programme de vaccination ci loolu boo xam ne jigéen ñi même dans les programmes de lutte dañ leen di topp par rapport ak ça les visites prénatales donc jigéen ñi am na ñu leen di suivre ba ñuy nàmpal tout ça ñu ne la demal wax ak sa docteur parce que aussi docteur bi mooy patron ba foofu mais li clair mooy ils sont favorables à ça mais pourquoi ñu ne la léegi dañuy vacciné wu waaw mais fexeel nga jokkoo ak sa docteur wala sa sage-femme parce que on ne sait jamais xam nga li ñuy ragal ci àdduna dëgg la et encore une fois les précautions scientifiques dañuy bañ téeméeri jigéen ñàkku
kenn ki ñàkk am na problème ñu yëg ko xam. mu indi complication ñu ne vaccin ba la. dëgg la ñu ne bu fekkente ne parce que en matière de yooyu bu fekkente ne parce que vaccin corps étranger la. am na koo xam ne bu naanee paracétamol bi sax mu feebar ko. parce que baaxul ci yaramam. mais tubaab nit ñi defar nañ scientifique yi lu mat paracétamol yu mat fukki forme. mu ne la bii boo ko jëlee mën nga am problème parce que ni ñu ko formuler la wala bii wala boog même bu dul paracétamol day faj yaram bu tàng ak yaram bu métti ñu ne la aspirine. mais parce que mënoo jël paracétamol mais li paracétamol bi di joxe li nga ko bëgg a soxlaa parfois mën nga ko am ci aspirine bi. wala beneen produit ñu ne ma jëlal moo tax ñu ne léegi bu fekkente ne nag jël nga loolu parfois dañ lay surveiller parce que dans la vaccination il y a ce qu'on appelle un programme de pharmacovigilance mooy ki ko jël lañ lay seet. waaw kan moo am droit seet jigéen ñi julli kurul sage femme. te muy dëgg. moo tax boo ko demee ci moom ba mu wax la ko moom dina la suivre di nga ko wax chaque mois ne ko lii dina la fexe ba doo di nga ci génn donc aujourd'hui y a aucun problème loolu donc amul problème. ñu vacciné wu mais nañ jaar seen. ñu topp itam di leen seet. nañ jaar seen sage-femme ak seen gynécologue. foofu laay continuer ndax suñu doom yu ndaw yi parce que suñu xale yu ndaw yi parce que dañu déggoon ne xale yi du ñu jël moins de 18 ans mais actuellement tamit comme ci kër yi lañuy delloo ñi nga xamante ne ni am nañ ba pare te sa doom loo ko daw xale xamul lu bari est-ce que xale yi tamit dañu war a vacciner wu c'est une excellente question dafa suscité débat aujourd'hui li may njëkk a rappeler dañu nekk ci weer boo xam ne lañ ci xamul moo ëpp lañ ci xam pour wax dëgg yàlla feebar boo xam ne liñ ci xamul moo ëpp liñ ci xam tey samay naataangoo rek am na lu ñuy wax ci wàllu conjonctivite ci wàllu wànnet ci loolu chaque jour am lu bees wànnent Iran am na leen lu ñu wane waaw bokk na ci signe yi yoo xam ne ñoom dañ ko constaté moom ngeen doon wax conjonctivite en fait day am mutation dafa am te docteur foofu nga nekk noonu daa am lu ma ci dencoon ne bu ma dikkee faaw ma wax la ko est-ce que xam nga ne delta bii waaw yéen ci seen bopp sànq maa ngi lay tooñ naan la am na lu ngeen ci xamagul sax mais mooy que da ngay dem ñu testé la nga négatif mais yow yaa ngi ak signe yëpp te yow mënalatoo sa bopp dara ay faux négatif bàyyi ko mu àgg dinaa ci ñëw nga rappelé ma ko relancé ma damay ñëw par rapport aux enfants la mu saf nag ko mu màcc ko xam dama ñëw lim la bëgg a wax dinaa ci ñëw dama la mu saf kako màcc ko xam docteur dégg nga wax ji Ndoye moo fi patron yow yaa ko faj finalement lu la neex wax lu la neex wax maa ko jox comprimé yi Ndoye sama frère lu ko neex na wax ci émission léegi def naa ko professeur léegi. xam nga docteur sànq ba dugg see dama la seexal nañu Ndoye Bane nee na seexal nañu ko. dama ko naroon songu xeex bu mooy léegi nag laa lay songu ay ca docteur pour revenir par rapport aux enfants. waaw c'est vrai que dafa amoon beneen problématique bu posé woon d'abord. mooy d'abord l'insuffisance des vaccins. Deuxième bi mooy comme xam nañ ne xale yi aussi ce sont des enfants vulnérables. surtout les enfants de moins de 5 ans dañuy sensible trop ci lu bari. gars yi ne peut-être nañ leen éviter pour le moment mooy comme li ñu wax affaire jigéenu wér ñu jël xale yu gën a dëgër yi mais même xale yu gën a dëgër yi sax mënoon nekk mais après ce qu'on appelle y avait des tensions au niveau des vaccins mooy gars yi dañoo fàtte li ñuy privilégié mooy nañu aar vulnérable groupe ñi gën a am vulnérabilité mooy mag ñi mooy après ñi am comorbidité après ñu gis ne delta bi gars yi gis ne delta bi xale yi la gën a sonal gars yi ne dañ ko wàcce ci xale yi parce que dañoo jël groupe vulnérable mooy mag ñi ñu commencé leen aar ñooñu am protection relative am seen mesure barrière dañ ko doon gis mag ñëpp a takk masque fu ñuy dem ñu ngi ak seen masque xale yi amoon na mais am na ñu ko doon def également ñu gis na léegi dafa répercuté ci xale yi et scientifiquement nous on peut le comprendre mooy virus bi peut-être dafa commencé dem am dooleem di yokk du ma ci détail parce que c'est compliqué mais su ngeen ma ko mayee mën naa ci ñëw docteur virus bi comme nit nag. docteur xam nga tax muy noonu la danaa ñëw ci xale yi. dafa mel ni kuy réfléchir amul dal la virus bi du nit de kàkkatar la day soppeeku ay jikko. kàkkatar moom laa njëkk doon utiliser. caméléon la xamul lan la. caméléon la. virus bi loolu c'est mooy normalu virus li normal di dundee loolu la c'est que débat bi dafa am solo trop parce que virus muy parasite muy virus muy bactérie muy champignon bu ñu duggee ci yaram. dañuy fexe nu ñu échappé woo parce que xam nañu kiy xeex ñoom da leen di dem a daaneel mooy nit ki dañu bëgg a dund ñoom dañuy dugg ci nit pour dund fa. ah subhanallah mais pour dund nag il faut que ñu am contournement il faut que ñu am lu ñuy gérer ci ñoom mu am xeex entre yaram bi ak microbe ba. maintenant moom bu ko gisee ñu koy attaqué par rapport ak fi ñu ko war a jaar moom mu xam ne fii lañ ko ci buntu bii lañ ko war a jaar fenêtre bi lañ ko war a jaar. day tëj fenêtre bi ubbi beneen fenêtre mooy ce qu'on appelle les mutations. c'est un combattant. combat day muté. maintenant mun na dem ba muté foo xam ne loo xam ne doomu aadama yi amaguñ ci pexe. xalaat sax. moo tax ñu naan les mutants moo tax ñu ne plus virus bi di muté plus mu gën a complexe. inversement mën na muté nag ba malheureusement mu muté foo xam ne foo koy lor da ko xam mais pour le moment le virus est en train de maîtriser le combat
mooy mutant yu muy teg dafay tax muy surmonter obstacle yi loolu mooy normalu virus normalu doomu jàngoro bu nekk ci yam ce qui fait que comme loolu am na gis nañ ne peut-être bi ñu ñëw nii moom dafa mel ni dafa tombé ci fa nga xam ne looloo koy aar les gens sont en train de faire les efforts pour que delta bi dem parce que delta bi bu demee peut-être beneen mutant buy ñëw peut-être du am doole ce qui fait que bu revenir sur ça sur les enfants moo tax ma ne aujourd'hui y a des ñenn ñi ne nañ parce que tant que vacciné wuñu ñëpp du ñu am immunité collective te xale yi ci lañ bokk maintenant comme il y a une tension au niveau vaccin au plan mondial dégg nga ñenn ñi ne jël nañu vaccin première dose mais amuñu deuxième dose donc problème am na parce que ñi ko doon fabriqué tey ku mel ni Inde fabriqué vaccin ba ne mu ngi joxee deuxième dose population di daanu ci suuf mu jël vaccin bu jox population donc les gens ont préféré privilégier donc te l'autre aspect également pourquoi man ma gëm na il faut aller vers la vaccination des enfants bu fekkee mën na nekk bu fekkee am nañ ko vaccin bu ci bëri ñuy testé ci xale lañ koy testé pour une raison très simple raison très simple xam nga dañuy xool est-ce que vaccin bi dina la aar mais pour nga xam ndax da koy aar dañ koy seet ci koo xam ne amul lu ko aar à part leneen à part vaccin ba leneen lu ko aar mag am nga ay soldats yu dëgër ba pare kooku boo ko joxee vaccin xamuñu ay soldaaram la naturel budul vaccin ba wala vaccin bi la mais xale bi yaramam tollugul fu muy amee yoolu soldat donc bu ñu nee vacciné nañ ko mu aaru na mooy gëm nañu ne à 99% que vaccin bee ko aar moo tax cible bi la tout souvent xale yi la woon mais comme vague bu njëkk bi mag ñi la doon gën a touché te moo doon population globale bi te il fallait un échantillonnage important parce que mënoo vacciner 10 personnes une affaire bu baax na il faut des centaines de milliers de personnes te comme mag ñi la woon donc il fallait cibler les adultes mu am réponse mais donc maintenant effectivement ñoom gis nañ testé wuñu ko ci xale ñàkkul nañ ne am na ay effets yoo xam ne gisuñu ko mais comme jigéenu wérul aujourd'hui je suis sûr que si les vaccins sont suffisants les gens vont aller vers ça parce que xale yi ci dëkk bi lañ bokk te bu ñu leen vacciné wul ñoom aussi dañuy nekk des porteurs asymptomatiques dañuy également des réservoirs de virus des réservoirs de virus on les appelle comme ça des réservoirs de virus à partir de ban âge la ñuy vacciné ku ci nekk amul âge xamuñu tey bu ñu ne tey réservoir kenn mën na la âge bi mooy réservoir bi d'accord mais li ci am solo mooy donc bu ñu ko defulee ñu faj vacciner ñëpp ñu bàyyi xale yi dañu nekkaat source d'infection moo tax c'est important par rapport à ce point là ñu wax ci par rapport à ces kii mais li ma gëm ne état loolu la rencontré aujourd'hui te c'est pas le Sénégal c'est l'Afrique tension moo ñëw un plan ku nekk ngi xëcc dama sa këram et c'est pourquoi quand on a compris que loolu am na dégg na Sénégal ñu gën a vers la création de vaccins non seulement on encourage vivement mu ak vivement et dafay dépasser vaccin mais lii ni muy soppeekoo souveraineté pharmaceutique laay wax waaw mooy vaccin ak médicament waaw ak télé lépp lu ñu doon suñu demee ba mën ko créer ñun kooku mën na lijjanti lu bare te am nañu les hommes qu'il faut Mami Linguère macha allah li muy dem bay dafa wax sànq nag lu am solo waaw te loolu ndoy da ko fi yàgg a kaas mooy nañu xaar tubaab bi wax te ku nekk li lay faj mi ngi ci sam réew nee na la fa tubaab bi di waxee ñun dañu fay teew te lañ leen di wax Adja samay collègue waaw jàng nañ fi jàng ci tubaab yi est-ce que ma ndax dégg nga ma dégg ma jàng nañ fi jàng ci tubaab yi leneen luñ gisagul woon man jàng naa ci tubaab yi université bi ñu ne moo ëpp xam-xam ci àdduna fa laa jàngee bu nekk ni boo jógee université def naa fi juróom-ñaari at soog ñëw Sénégal juróom-ñaari at bari naa ci ay morom ñu demee noonu ñu nekk fii toog Sénégal ñu gis nii te ñooñu bu ñuy waxtaan bu ñuy décider même bu suñu lu ñu concerné ils nous demandent notre avis parce qu'on travaille en consortium maintenant on n'est jamais prophète chez soi mooy ki nga yar mënut a am mukk xam-xam sa kanam mënut a am mukk benn pouvoir bi parce que fii la juddoo fii la màggee donc warta mën nekk donc il faut que ñu changer vers yooyu dañ ko war a wees la solution yi waaw bu ñu amee gëm suñu réew gëm suñu doom dañuy gëm suñu doom réew dëgg la parce que ku ci sañoon man damaa su bëgg de Eva bu ñu nee suba kii trouvé vaccin bi dañ naan doomu Eva la kooku c'est lem kooku njëriñu Afrique la njëriñu ñëpp la dëgg la ku mu mënti doon parce que day mën a tax ñun ñu am suñu benn ñu am suñuy doomu réew c'est pas parce que ñu reconnaître ñu mais suñuy doomu réew gëm si ay ñenn ñi wallaay parce que buñ ko defee lu bari dañ ko régler parce que tey Covid bi wane na ko ku ci nekk yaa ngi gérer sa problème dëgg la tey pour une fois affaire sibiru ay tuberculose ak yeneen tubaab bi dañoo ñëw dinañ doon jàppale parce que amuñu ko ils ont le temps dañuy ñëw jàppale sur le plan expertise ak sur le plan moyen mais tey ku nekk sa bopp nga tànn ko sa yàppam bopp réer da ngay làmb sam ka et te comme pourquoi je le dis pourquoi et puis mënuñoo ne fii la ñu jàngee wala man fii laa jàngalee wala fii la ñu jàngee ba pare ñu toll fenn fii
da nga war a gëm ne loolu la et surtout que boo feebaree lii ngay njëkk a def même boo war dem étranger bala ngaa dem da ngay xool docteur Sénégal ba pare mu ne la man kat lii lañ la mën a faje mais amu fi kon demal ci bitim réew nga soog a dem. mais man professeur li ma la bëgg a laaj. mami il faut ñu ñaan yàlla am plateau yu baax. non am yi nga xam ne dana tax buñ ñu bëggee faj. mën nañ faj lépp problème de plateau mooy posé wu. waaw problème de moyen man je dis encore une fois. état mi ngi def il faut dire la vérité. état mi ngi def mais pour man état toujours dañ koy ñaax. na dolli yombul parce que tout est prioritaire dans ce pays. C'est vrai. Mais aujourd'hui ñëpp d'accord nañ ne santé bi mooy prioritaire. Donc lu ñu ci mën def te il faut aussi parce que nit ki booy def dara boo bëggee mu góor da nga koy encourager. Moi je pense que on est dans un pays où aujourd'hui c'est l'heure de l'encouragement et non pas du scepticisme wala critique yenn yi. dëgg rek nga wax parce que aujourd'hui kii war a liggéey. mais plateau yi am nañ ku ñu leen di ñi dañ koy jaay kat. waaw mais moom laa rek c'est-à-dire que man pour man damay bañ man li may nangu man jamono ji du ma nangoo gis dara lu nga xam ne moom may jëmale kanam. parce que débat mën na am te mën nañ ko régler ci suuf. ku nekk nag lépp loo xam day yàq daw ko waaw man du ma ci dugg maintenant de l'autre côté ku nekk am nga avis pour man ku nekk am nga avis dañ ko war a déglu maintenant ku joxe avis ñu xool lu ñu ko répondre tout ça mais pour gën a wax rek lenn na jamono ji jamono cohésion la du jamonoy xaajaloo nañu ànd nekk benn amul boor boo mën a fétti ak loo mën a nekk buñ ko defee dinañ ko ñu lii buñ ko deful bu ñii di gas ñii di suul day sox day métti bu kii naan lii mooy faj kële taxaw fële te mu leer na ne yow leer na la kii wax lii jàng na ko yow nga ne dégg naa ko fële man kat lii la dina metti te loolu moo indi lii mais professeur kat ka taxawoon ne bu leen ñàkk professeur am na ku ñuy seetaan nee na mi ngi lay féliciter bu baax mais nee na benn waxtu yaa ngi wax lu xew ca Iran nee na mu mel ni sunu wax ji daf la dagg te moom mi ngi toog bëggul jug liggéey yi dafa bëgg nga dellu si ci ba mu leer mu soog a jug dem waaw Iran bi xam nga ñun on vit de publication scientifique li xew Iran tey dañ koy jot ci ngoon si li xew Japon dañ koy jot noonu la ñuy communiquer parce que on a des voies de communication xam nga yow ñi lay seet ci télé bi ñun li ñuy seet suñu biir mooy publication scientifique Iran dafa am ñu génn ñu gëstu ñu wane ñu jot rapport bi que même mouche yi les weñ yi di naaw ñoom bi ñu defee ci hôpital benn hôpital ñaari hôpital je pense gis nañu ci yaramu mouche ba weñ bi naaw ak ci tànk yi même ci biir bi gis nañ fa Covid ba maintenant il se pose la question est-ce que dëkk ak loolu weñu Iran la. weñu Iran la wax. mais professeur pour dire que moo tax man dafa am lu ma laaj kilifa diine dama ko laaj ustaas yi. ñuy yëngu ci wàllu diine. ma ne leen bu dee dañu nekk mujjum jamono lan lañ ñu ci waxoon nañ ñu ko wax ñu déggaat. moo tax li ma ci insisté li ma wax daal ci wàllu santé laa ci wax. waaw moo tax ñoom il se pose des questions encore une fois neewuñu da koy transmettre. mais te loolu aussi encore une fois. gis nga ñun ñu nekk ci recherche bi gis nga muy muus muy weñ muy ay mbóot kafaar ay insectes yenn yi li ñuy am ci microbe kenn xamul nu mu toll. moo tax lu ñu mën a fexe ba moytu loolu parce que loolu ñoom loolu la ñuy gis rek mais ça peut s'expliquer gis nga taabal bii nga teg nii bu ci ko amee Covid ñëwee tegee loxoom xam nga taabal bi du weñ du dara. du mouche du insecte du dara. mais xam nga lii benn matériel bi ñu créé la. mais bu fi ki am Covid laalee ci xar kanamam tufli ci wala sëqati teg ko fii bu ko fi tegee mais kii rek porteur de virus la te kii du sax luy dund. bougé wul donc boo ko tegee sa loxo da nga koy yóbbu. moo tax ñu naan la moytul même loo mën a wàññi joxe loxo yi loola tax ñu koy wax comme loxo nag mooy joxe même wala parfois loke oto mën nga. li tax parfois ñu ne la jëlal gel mën nga ubbi loke buntu. ubbi luñ la ko raxasuloo sa loxo nga wax nuyu keneen wala wax ba dugal sa xar kanam laal sa bakkan te takkaloo marche wala gelu la mais virus bi loolu en fait boo déggee ñu naan la contamination communautaire mooy xamuñu fan lañ ko jëlee ça veut dire beaucoup de choses mooy virus bi xamuñu fu muy jaar. ñun de dafa mel ni yàlla daf ñu ne aller au coin. punition la ñu teg rek man côté boobu laay wax. maintenant yéen scientifique ngeen. sama question bi may laaj professeur par contre foofu c'est pourquoi j'insiste solution yi mën nañ ko am. moom laa mooy mesure barrière yi. d'accord ça semble être ñeneen ñu am mesure barrière ba kañ. mais buñ ci degré bopp rek. téye ci rek bu dee tax a mucc. ñu mucc ci jërëjëf ñu nekk ci laboratoire yi. mesure barrière ñoo jigéen avant vaccin bi y avait des mesures barrières. ci lañ doon liggéeyee hôpital lañ doon xëy tous les jours nekkuñu CTE également mais hôpital yëpp benn la flux bi benn la ki nekk jógee CTE di faj moo ñëw service moo ñëw fële. c'est vrai donc mesure barrière moo ñu yóbbu ñëwee maintenant vaccin dafay ñëw. indi une valeur ajoutée par rapport aux mesures de prévention. D'accord. donc ci li may ñaax mooy. pour man
suñu vaccin bu njëkk bi mooy mesure barrière. mais deuxième vaccin bi mooy vaccin bi gaañ. professeur Très bien. professeur chaque jour ñu ngi lay déglu ci rajo bi. di la déglu ci télé bi. rôle des médias ci foofu laa bëgg a ñëw. parce que tey jii li nga wax fii yëpp mu doon lu am solo loo xam ni Sénégalais yi nga xam ni bëgg nañoo dégg. defe naa ñu bare bari dégg nañ ci jàng nañ ci. est-ce que xam nga ni balaa 17 heures nga capté beneen média mu yàq lii nga wax lépp est-ce que xam nga ci loolu. loolu lan la lay def en tant que professeur. waaw lu metti la. yaa ngi suivre loolu. waaw non nous on suit tout ça comme je dis au l'entame parce que xam nga ñun suñu nekkee waroon toog suñu bureau ñun heure bi mën nga ko nekk suñu bureau nga ma woo télé bi mu fekk si ma fa. dëgg la mais pour yombal liggéey télé bi xam ne li muy def c'est lu am njëriñ la pour askan wi ñun ñoo war a déplacé wu. macha nga allah bàyyi lépp ñëw bàyyi say yite ñëw toog. nga wax pour doomu aadama yi fayuñu la ci dërëm neexaluñ la ci remercier wuñ la li nga ko def pour sa askan parce que loolu mooy suñu devoir aujourd'hui c'est un devoir. parce que loolu mooy pour man loolu mooy premier acte de citoyenneté mooy bëgg sa réew. li tax ñun maa ngi wax sama man wala sama naataango chaque lundi ñu ñëw ci benn rajo ku mel ni RFM di fa wax. kenn nekk ci beneen rajo wala beneen télé mais dafa metti dëgg lu metti la parce que mooy yow sa lundi bi heure bi mënoo ci def dara mais defar boobu yaa ngi defar yàlla yaa ngi defar doomu aadama yi. donc c'est important maintenant de retour. pour man ñooñu di wax ils ont le droit de parler man je veux qu'on soit dans un pays normal mais xam problème bi fan la du ñoom ñi leen di déglu la. parce que nag ku ci nekk yaa choisir fooy dégloo. bu la leeree ne Ndoye Bane mii. moom lii la jàng ci communication man ma toog fenn mooy communication nga may déglu. boobu sa bopp ngay naxuloo dëkk bi. donc ñiy wax am nañ droit wax. maintenant li ñu leen di rappelé mooy nañu xool ne peut-être damaa jàpp peut-être que ñenn ñi lu baax wala da ragal la mais. encore une fois nañu xam ne lépp lu ñu wax. te teguñu ko ci yoon ñu ngi mettre le pays en danger. mais am nañ droit wax mais amuñu droit wax ci lu ñu xamul. waaw ak lu yàq sax surtout loo nga xam ne lii moom. mais est-ce que du état bi moo war a jóg taxaw ci loolu. parce que moment bi dafa doy waar ay kilifa maa ngi koy wax keroog ay kilifa yu mag a mag. faatu gi tey rek waaye professeur Ndoye Bane. waaw mais nag fi feebar bi toll nii danay dégg sax ñoom macha allah ñuy wax ne tollootuñu ci am naam amul. dëgg la nit ki mooy toll ci xam ne lii yëf bi daaw ba ren na xanaa koo àndal. ak miin ko gis nga Eva li ñu sant yàlla. koo àndal ak miin ko vaccin bi au départ. waaw tey yaa ngi dégg nit ñi ñu ngi demandé vaccin bi. waaw lan la ñu deful ñun pour convaincre nit ñi ci vaccin bi. ci plateau yi sax. ci plateau yi. ba bi muy ñëw. ku mel ni ñun dañu doon xaar est-ce que bu vacciné wu man. journaliste te nag ñi sant Ndiaye rek ka daal. journaliste woo na ma est-ce que bu vaccination bi di nga vacciné wu. mooy bi ma jëlee position. man mi laaj naa la ko grand bare. ma ne ko man comme jël naa position te leer na ma bu ma ñëwee maa jëkk sama njaboot ñi may déglu ñu may gis bis bu Sénégal amee vaccin bi laa dem vacciné wu ji. gis naa ko macha allah quel que soit le risque je le prends d'abord sur mon dos. waaw te li ñu ma vacciné man xaw ma ko. jàpp naa ne vaccin la jaar na yoon mais mën nga jël vaccin ci 1000 doses mais benn bi am ci problème te du personne vaccin mais ci transport ba la te yëguñu ko. kii ma dikk ci milliers man bokk ma ci boobu laa jël. mais bu la sa réew jaralee da nga war a jël ay risques. donc si ñun on prend des risques par rapport à la population ndax def ko pour dimbali citoyen parce que ñu bëri également fu ñenn ñi di yàqee wala bëgguñu boo jëlee 3 yi 1000 bëgg nañoo xam. dañu bëgg ko leen leeral. mais non yàqkat yooyu ngay gis ci télé yi ak yenn rajo yi ñoom ñàkk nañ te ñi ngi takk masque. te su ko nit ci kër gi dafa am ko ne lépp nag yow itam du vérité yëpp la ñuy wax dëgg laay wax loolu da nga koy dégg ñooñu nekk ci télé yi ak rajo yi ak ci réseaux sociaux yi naan noonu lii dafa am solo askan bu ñu xam c'est important ñi leen di wax naan leen bu leen ñàkku ji feebar bi nangam koo ci dajal ma nga takk maskam ñàkku na te soo du dugg këru kenn koo xam ne su nekku kër gee dafa am gis nga Eva affaire bi mu amee am na ñu ma xam ne ñu may déglu waaw woo nañ ma ci suuf naa nu may jot pour def ba am vaccin man dañ lay te ñoo koy pour lu ñu mën a ñu doon professeur du ñëpp rek am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi koy attaqué te jëluñu c'est vrai mais man am naa ci ñoo xam ne au départ et ça peut se comprendre parce que pour changer rek moo am problème nit pour changer rek dafa doy part doomu aadama da ngay parce que changement ci lu baax loolu lu ndab rek la du mënta ne mais amoon position bii ne baaxul nga jàpp dafa baaxul mais boo demee bëccëg nga ne baax na bu bul rëy jàppal ne loolu la rek nga changé du ma ñebbi toog ci télé bi leen Ndoye Bane ka fi toogoon ne bu leen vacciné wu ji moo xëyaat fu ba ne damay weer ku fi grippe toog sa kër
na la wóor ne da ngaa damay weer Elena Mimi Traoré. dana ne ma ay awalik ma def tey. ba vaccin yi boobu ñëwagunu man de man du ma vacciné wu. ba mu ngi may dégg du ma nangam du ma lii ba mu kee mu ne ma awa xam nga lan la. xaaral ma ne ko lan la mu ne ma danaa vacciné sama njaboot yi ndax man li ma gis ni xaw ma. mais mooy farata mais man professeur. parce que bu ñu waxuloon ba noppi. waaw benn camp bi rek nekk fa. kon kenn vacciné wu mais man professeur Ndoye Bane bàyyi ma sama question bi. non man xam nga bariwuma ci wax tey man li ma contre mooy nga naan ci rajo bi ak télé bi vaccin yi baaxul feebar bi amul ba pare yow yaa ngi jaar ci suuf nga dem vacciné wu ji sa jabar day takk ma sa maam day feebar bi amul te suba goo xëyee waaw suba goo xëyee gis ne tey yoo fa nga fees dell suba goo xëyee boo duggee TikTok wala nga dugg feneen gis ne bàqee ña ngay rob te yoruñu ay cercueil yu vide suba goo xëyee gis nga sa koñ ne kër gii nga doon dëkkal mag mi fi nekkoon wala xale bu ndaw bu fi nekkoon nga dugg ci groupe Facebook yi gis ne xale bu ndaw boo xamoon mu daan publier lu ko neex cimetière Pikine yi ña ngay jooy pour ñu élargir ko ñu yaatalal leen ko bàqee daanaka léegi mu fees ndar keroog dañuy laajte marmiyal ak caaka njaay ba xam ndax li ñuy suul ñoom jaadu na wala jaaduwul mais léegi nag mag nag su gàddoo bëri gom ndox yoru potom di fëgg buntu kër naan may leen ma naan am na koo xamoon koo xamante ne jour tabaski ñamul ci ndawalam gisoo ko mu doxi ay soxla mu wóor la ne ma nga tëdd professeur beneen lay dolli ndax ñun ñi ñooy dallu Ndakaaru daf ci am sama benn xarit boo xam ne ba doomam ñëwee ne ko jox ma ngooñ pour ñu yóbbu ko jox xar yi mu ne tiens ñun reyuñu xar doom ji ne ko reyuñu xar yi mu ne ko parce que li xew ci kër gi kenn xam ko dëggantaan mami am na ñoo xamante ne professeur dama la yeggaleel am na ñoo xam ne seen balcon lañ taxaw seen balcon ci kaw ñu wàccee seen ay xar di ko rey ci suuf ñu taxaw tiim ko di ko xool bi ñuy yéegalaat ndawal gi ci kaw bi ñu dikkee dañ leen fekk presque ñoom dañ doon daanu ba dañ leen a tëye ba léegi nii ñi ngi tëdd tu vois am na ñoo xam ne jour tabaski lañ tëddoon jóg nañ comme li ngay wax ci anticorps yi nga xamante ne dañ koo dëgërle ak dëgërle wuñ ko mais maa ngi lay yégal dara da nga ko wax sànq te question boobu mënaguma ko bàyyi mu jàll ndax sama bopp bi la nekk mooy que variant bu doy waar la est-ce que suñu continuer duñu dem ba am sax variant sénégalais parce que man bii ma gis nii variant sénégalais Sangomar kàkkatar la day soppeeku ko neexee di ma naan delta alpha oméga yu subhanallah da nga ma déggul mais tontu naa ci Ndoye nee naa la waaw buñ ci jugul fi ñu jëm xamuñu ko te yooyu ci affaire variant yi la mooy mutant yi la nee naa la loolu mooy normal delta bi tur kese la li tax ñu tuddee ko xam nga nee nañu Inde lañu amee te aussi loolu aussi bon c'est vrai que comme je dis am na du lépp la ñuy expliquer mais dañu ne Inde la feeñee mais ça va pas dire que Inde la jóge loolu tax gars yi ne bu leen ko tuddee dëkk dañ ko tuddee foofu lañ ko gisee daal mais il se peut am na feneen il se peut te même variant yi nga dégg on te parle de alpha bêta gamma delta mais ñun xam nañu y a beaucoup plus de mutants que ça d'accord y en a beaucoup plus mais bii xam ngeen ne am na ñoo xam ne seen bakkan du ko fa laa jëm am na ñoo xam ne seen i bët mooy mel ne comme fa laa jëm mais biñ la seetaan nga nekk fi docteur de suñ ko bàyyi léegi mu nekk ne moom xam na gis nañu ne kon variant yi dañ koo jël ci alphabet militaire par exemple waaw dañu ne par exemple dañu bëggatuñu dëkk yi ñu am ñoo ne bu leen ko tuddee par exemple au départ dañu ne variant anglais ne bu leen ko tuddee parce que rien ne maanaam kenn bëggul docteur waxal wax ji kenn bëggul léegi ñu ne ko alpha waaw alpha Afrique du Sud moom bu yàggee x ñëw bêta gamma ñu ne Japon ak waay yooyu subhanallah léegi delta bi mooy Inde la jógee mais li mu wax nii c'est-à-dire que est-ce que man nee naa la yàlla bay sa tool bu ñu ne ñaan lañu fi heureusement am nañ fi ay ñaan Sénégal dëkk bu am ñaan la ñu fi waay amiin donc mais bu ñu ne li xew fële du fi xew et on l'a vu depuis le départ le Sénégal ne pas être un pays d'exception dans ce monde l'Afrique ne pas être un continent d'exception mooy nañu jug jël suñu jumtuwaay xam ne lii xew fële ñaanuñu yàlla mu explique parce que même par rapport au nombre de morts et au nombre de cas mais li ci am solo mooy ku ci nekk même bu fekkente ne leer na la yow li ngay def peut-être que yow da nga yàq ne yàquloo te mu nga yàq mais man dama bëgg nit ki lépp looy wax amal foo ko teg parce que tey boo ko ci man de su ma interpellé li ma fan laa ko teg mën la dut baat te loo xam ne la doo mën a dinañ ko teg yi wala ku koy teg it du yomb de wala parce que lépp ci science bi laa koy delloo mais bul def lii
te après da nga dégg naa. wala gis naa. wala lii. très bien docteur Faw dinaa taxaw ci Facebook parce que ñoom itam dañuy ay fidèles téléspectateurs yoo xam ni kenn nee na question wu Ndiayeen la posé nee na on dit que le vaccin est du poison docteur s'il vous plaît rassurez-nous. keneen nee na bonjour Evatra et équipe très bonne émission comme d'habitude ma question au docteur est de savoir si le vaccin est efficace contre les formes mutantes du virus. jërëjëf bu njëkk bi mooy vaccin bi mënut a nekk poison ku nekk sa akulaay taala li ma leen wax man c'est-à-dire que maa ngi ci santé bi di recherche depuis ñaar fukki at man 99 laa commencé def recherche. kanam jëm waxuma ko pour dama ko bëgg pour ñu xam ne ñuy wax dafa fu ñu ko teg. quand je le disais ci entame émission bi waxuma ko pour jaayu dama ko wax pour ñu xam ne nañu déglu ñi waxal ñi nga xam ne kii ne. on a été dans les grandes écoles de ce monde te aujourd'hui li àdduna di def ci lu bari dañ ci jox suñu xalaat dañu ci laaj donc et c'est pourquoi moo tax ñu ne nee na poison la man bu doon poison la man dee laa non man jël naa ko sama waa kër jël nañ ko te comme j'ai dit biñ koy jël parce que nit ki looy woote daf la cay fekk ñun ñoo war a nekk les premiers soldats buy daanu dem ñu ñoo war a daanu ñun dañuy ñaan yàlla bu nekkee poison la mu jaar ci ñun soog a laal keneen yàlla bu leen dara jot waaw pour dire que donc amuñu preuve li ci am ba am mooy vaccin comme tout médicament et comme tout vaccin Eva gis nga ne au départ parce que li ñu doon basé wu mooy am na effet secondaire garab boo gis notice bi defal nañ la 10 effets secondaires minimum c'est vrai vaccin boo jël defal nañ la mooy am na koo xam ne bu ko jëlee lii dina feeñ ci yow ala kulli xaal et c'est pas pour rien ñi nga xam ne suñu doom yi ñun suñu doom yi bu ñuy dem vaccin am programme vaccination bu ñu amee un calendrier 2 jours la veille da nga ko jox paracétamol wala garabu yaram bu tàng parce que yaram yi dina feebar yaram bi dina tàng dina metti mais parce que loolu ànd ak vaccin nee naa la vaccin mooy un corps étranger la ñuy dugal mais li ñu dugal ci yaram bi en tout cas li nga xam ne te le monde est régulier monde bi dafa am fu ñu koy jaar fii lépp loo gis dañ koy accrédité dafa am ay ñu koy saytu ñu koy contrôler donc y a des contrôles yoo xam ne loolu mooy seen liggéey et indépendant man bi may dem Chine j'étais en mission expert indépendant kenn awul ci man dara looy wax maay def lu ma neex par rapport ak xam-xam dem sama yoon même chose la ñu am ci te aujourd'hui am nañu fulla boo xam ne suñu demoon ba am ci lu leer nit ñi duñ ko ñu ñoo jël devant ne arrêté ñu tel vaccin parce que c'est ça bu baax maintenant bis bu ñuy demee ba gis ne Sénégal dégg nañu am ne benn vaccin bu ñaanuñu ko yàlla indi na problème te ñun dégguñu ci te alerté wuñu te xamoon nañ ko bu ñu waxatee bu ñu déglu mais pour le moment ces vaccins ne sont pas des poisons du tout vaccins yi dañu ñëw pour sauver maintenant par rapport aux mutants pour le moment gène bi nga xam ne moom mooy indi mutation bi parce que mutant on l'appelle des variants yi en fait terme la bi ñu utilisé mais le vrai nom ce sont des mutants mutant comme mutation mooy lu muté mooy gène bi ñu ciblé ci vaccin bi gène yooyu pour le moment mutant yi ñuy gis laalu ko maintenant ce qui fait que ñenn producteurs yi nee nañ ñoom pour même anticiper sur ça ils sont en train de vérifier d'autres types candidats ñeneen ñi ngi xool nu ñu renforcer ce vaccin là pour que quel que soit mutant bi am ñu mën ko dépasser donc pour le moment au moment où on vous parle on n'a pas encore des preuves scientifiques formelles ou bien des constats même que ces mutants là kon ñun dama ciy liggéey samay morom dañ ciy liggéey que vaccin bi cible bi da koy toucher très bien dinaa féliciter Ndoye Bane nga may ma ko ces nouvelles mamans qui nous posent aussi la question ñu bëgg a xam ndax nouvelle maman yi dañuy vacciné wu yàlla na ci wér topp ña amul doom itam yàlla na leen yàlla may doom ña nga xam ne dañoo won lor yàlla na ñu mucc ak jàmm gestu reetaan yàlla na ko yàlla def ne jamono dafa jafe liy xew suñu suufu bët doy na waar docteur nouvelle maman yi moom laa wax léegi bu ma demee ba ne ñi jigéenu wérul ak ñi nàmpal waaw d'accord nouvelle maman rek très c'est bien bien mu daa posé donc c'est clair ñëpp ci lañ bokk li ci am solo rek encore une fois d'accord nouvelle maman wax naa ko ci entame discussion bi am na ab pédiatre buy xool xale ba wala infirmier bu koy xool moom am na gynécologue na wax ak ñoom ñaar rek pour assurer qu'on va avoir fuñ bokk waaw mais professeur damay seetlu nii ak li nga fi wax yëpp gis nañ ni yaa ngi ci bureau ba yaa ngi ca cabinet ma ak ñoom seen mais dañ lay gis ci terrain bi tamit mënoon ngaa yem sa bureau rek mais dañ lay gis lu bare bare ngay joxe ay masque Pikine nag biir Dakar ak même à l'intérieur du pays ngay joxe ay masque ki gel loolu dafa bokk ci liggéey bi ou bien yow yaa ko tàmmoto en réalité suñu rôle loolu mooy suñu rôle c'est vrai que parfois da nga am deux moom laa doon wax léegi sama njëlbeen
ñun dañu nekk ci université yooyu dañu war nekk ci population bi te population bi bu mu gën a yomb ñu ne docteur wala professeur sax indi na masque bi sol na ko kat day jàll parce que li gënoon a yomb mooy parfois amuñu parfois moyen day posé wala temps mais li gën ci ñun mooy l'approche communautaire mooy suñu jógee ci bureau yi dañuy dem sur le terrain mooy fekk terrain bi non seulement expliquer li ñuy wax ci télé yi nii dem wax ko askan wi mais loolu ñu professeurs yi koy def bariwul de. waaw mais xam naa jot moo leen manqué rek mais loolu pour man en tout cas man d'abord parce que dafa yomb parce que ci banlieue laa dëkk laa juddoo donc xam nga banlieusard bu wàcc sur le terrain day évident wala dem ci yenn régions yi moi j'ai fait ñi may suivre xam nañ ne yàgg naa def tour Sénégal en matière de recherche donc damay wër te aujourd'hui bu may waxee sama équipe ñu ngi sur le terrain donc parce que bi gën a mën a jàll mooy bi nga jàngale ci amphi bi ni ko faj hôpital nga wàcc sur le terrain loolu je pense que c'est am na nag ñu bëri ñu koy def ni maintenant ça il faut le dire également mais approche boobu mooma ci yóbbu mooy sama rôle mooy dellu wàcc sur le terrain bala nga naan fa parce que ki may yónni maa ko mën a waxal sama bopp et puis les moyens que nous avons ak yi nga xam ne parce que bu dul dara am na lu ñu antenne askan wi man au moins par weer bu dee ci yàlla ci kàttanu yàlla dinaa sama njaboot dinañ lekk dinañ naan mais am na loo xam ne donc war nga ko mën a jël dimbali ko doomu aadama boo xam ne am na koo xam ne bu añee du reer dëgg la ki añ di wuti reer kooku du mën a am lu mu jëndee masque donc soo bëggee mu jàll te kooku buñ ko boolewul ci xeex bi dañuy sonn rek mais daf ñuy fekk xeex bi dañuy fekk donc il faut aller vers cette personne là jàppale ko jàppale ñeneen muy compris ay gel ak lu mu mën doon je pense que c'est un combat global ça c'est important foofu moom comme Ndoye Bane dafa dugg dañ la fay féliciter bu baax a baax mais professeur social sa yëf la am na ci fu ma la suivre foo xam ne léegi mami pourquoi nga ñëw tey bëgg a sàkkami sama lañ non dama ak régie ngi toj madame Ndour am na problème dama ko topp waa régie nee nañ ndax miir bu ëpp bi ndax ci Covid miir bi ci la bokk jàpp leen ma maa ngi daal et puis temps yi ma wax dara nag président Youssou laa koy wax am na ñoo xam ne dañuy xëy ne ay cas contact lañ duñu benn cas contact lu leer la dafa am ku ne ma lii foo ma wax ko Njaga ak Buuba dafa am ku ne ma déedéet cas contact laa duma cas contact demal toog rek moo gën a wóor dafa am ku xëy ne ma samay nopp day riir ma ne ko demal man daal suñu toog nii lu ma waay ne moo may metti man la demal dañ koy féliciter waaw dañ koy ma wax ko sa garab gi dañ koy féliciter ndax dañ ko topp mu def lu am solo ci social dëgg la Eva mu laal fu am solo ku sa yàppam bopp réer da ngay làmb sam kaang te jamono metti na toog di ko wax yaakaar naa ne dafa am lu fanaan ci sa poos dañu jël focus rek def ko ci Covid bi ak ni mu mettee ak faatu yu bari yeeg tiitaange gi mais marché yaa ngi toj kër yaa ngi toj am na gor ñoo xam ne la Aby Ndour wayoon jomb nañoo yalwaan te rus nañoo ñaan wallaay te tollu nañ ci guddi yi ñu ngi gobar jaasi mooy dañuy togg añ tibb ci reer wallaay ndegam reer boobu duñ ko jël sax jox ko xale yi njogonal ndax siwoob diwlin bu daan jar 17 000 francs bu demee bay jar 27 000 wala muy jar 22 000 francs ka ko daan jënd mënatu ko dëgg am na ci ñoo xam ne profité nañu yokk kilo mburu yi 200 francs ci benn quartier fii nii bu ma jaar démb te loolu noonu boo ci waree jënd 5 6 7 8 te borom kër lenn rek la am mooy xëy suba jox njabootam lu ñu dugal ci seen gémmiñ su ko deful rek xamal ne kooku nekkatul te borom kër yi sonn nañu kër yi diis na kër yi metti na nawet bi ñëw na inondation baa ngi fi lépp a ngi fi kon ñi nga xamante ne ñoo yor asaka location yi dañ ko war a fay liggéey yi doxul te location bi moo raw sax Covid bi ndax président da koo jax-jaxaloon ñu bàyyi fa dossier ba bailleurs yi di def lu leen neex ñun tey ñoo tijjiwaat boobu bu ñu paree ci Covid bi kon fi mu toll nii moom gis nga ñu yor asaka ji Eva non lii dama ko log démb ci sama biir baignoire balaa dugg toog naan lii bu suba jàmm ma wax ko léegi waxal ma dee miyandour bi may seet dane ma goro mooy mën nañoo génn wala déet ma ne ko noo ci kanam la ñuy jëwaat yàlla ne yàlla may kër may ñiy jabar gis nga ñi yor asaka ji Eva waaw ay kër ki jabar nañu ko génn jox ko ñu ko war a jox laaju ñu leen ko ñaanuñu leen ko suñu borom moo leen ko teg te alal ji la nuy si ci sab nawle la jóge te bu la tàggoo ci ku la gën a yées lay dem dëgg te jamono ji ñu toll Covid bi bàyyiwu fi milliardaire Covid bi bàyyiwu fi ndóol bi Covid bi bàyyiwu fi ki nekk ci biirum néegam te yorul dara bàyyiwu fi baykat bi bàyyiwu fi sàmmkat bi nii animateur bi nii animatrice bi nii keneen ak keneen kon kenn ku ca nekk ca la nga war a nekk ca bay ca sa waar ki nga dëkkal te xam ne mënul saako ceeb demal nga jënd ko 22 000 francs du la wàññi dara nga tegal ko ko buntu këram wala nga yóbbul ko ko jàppalee ko ko ñi dëkk ci kër yi di togg añ di togg reer di tibb di tuuri ca poubelle ya ak di jox jànk ji ñuy belangal ki nga dëkkal dee ko ci tibbal bool fi sabilillah yàlla jàppale la nañu taxawaat réew mi metti na ba fu metti yam am na ñoo xamante ne nii gor ñoo xam ne ñu ngi ci néeg wi lëndëm yi tibbatuñu seex ndax mettit tar na lool macha allah ñu ngi ñaanal sunu papa El Hadj Moustapha Guèye
nuyu sunu yaay yaa sagar macha allah doon na wax nanu bàyyi di foowee dama ndóol ne ndóol lu mu làmboo yëpp ak la ca ne bu ko kenn ñaan ñuy jaalaale ñu ngi ci jamono Mbaye Gueye jafe-jafe waaw tigre de Fass waaw ñu ngi koy jaalaale moom lañ doon tëjee affaire ndóol ku baax dem na ndooy baan waaw Mbaye Gueye waaw ku bëgg Fass macha allah père de famille jaboote ñëpp dañu am ci ci écurie ba laa bokk axankay ndax Fass laa juddoo fa laa màggee nee naa la diggante Médina rue 15 gi ma juddoo kër Abibou Niang ak Fass foofu moom sama fief la waaye pour wax rek parler de l'homme Mbaye Gueye dañu nekk xaleel gis ko màggee ci peggam moom ak El Hadj Mame Gorgui Ndiaye muy sunu ay papa yu baax El Hadj Mame Gorgui Ndiaye ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram waaye nañu ñaanal bu baax papa Mbaye Gueye ndax góor gu baax dem na kuñ jaboote ku bëgg Fass macha allah di ko jaale Moustapha Gueye waxtu yi daf ñu xaw a dab kii ñi ngi doon wax ci waxu ndóol ak ñoom seen sama waa ji y a 2 wala 3 mois wala 4 mois ci ginnaaw waajuram mu jigéen wàccoon na liggéey dëgg un jour ma déglu la suivre la ngay wax ci sa waajuru jigéen jamono yo nga feebaree mu daan jaay caaf ngeen war a togg añ nga feebar war a xool xaalis bi ci añ bi la koy dugal wala ci sa feebar la koy dugal nga doon wax ñëwaatul est-ce que du loolu moo la motivé ba nga xam ne soo wàccee si sa liggéey professeur gi da ngay wàcc sur le terrain di jàppale askan est-ce que du loolu moo la waaw xam nga ñun comme je dis rek ñun ñu ngay jàllaat sa waa on n'a pas envie de pleurer hein non ci la bokk bëgguñu jooy non c'est vrai parce que pay ji xam nga tey ji nga nekk xale sa waajur jigéen di jaay caaf coono dafa baax te xaalis si caaf boobu nga feebar mu war a xool xaalis bi weccit wi mu am ci la war a togg añ wala ci la war a feje mu daan dem togg ci añ bàyyi la nga ngay souffrir tey ji doom jooju moo toog tey ji nekk professeur di jàngal ay tubaab waaw dafa am ku ma loolu kii jigéen war nga cee jàng dafa am ku ma waxal ci suba ma ne ko koy jàmm jërëjëf Ndoye yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin yaa rabbi na ko ñëpp ñaanal ak bépp yaay ak doomu aadama bu mu fa fekk macha allah parce que li ñuy metti rek li ñuy metti sax parce que yàlla moo décidé bu ñu sañoon mu fekkee lépp mais am lu mu jot a fekkee tey bu ñu koy dem ba ci wax te rongu juurul sant yàlla la parce que liggéey nañu daal pour wax ne moo tax ma ne pour un peu résumer li ñuy wax li Adja wax gis nga am na koo xam ne am na bañul te joxe de da koo xamul xamu ko c'est parce que tey am na koo xam ne boo ko ne am na ku toog reerul guddi mën na loolu mënut a nekk en oubliant que même dans les pays développés man nous on a fait le tour du monde dëkk boo dem am na koo xam ne bu añee du reer encore plus ñun suñu réew yi surtout que ñu dëgg comme je dis je suis très fier de dire que je suis de Pikine moi je suis très fier de le dire de Guinaw Rail ñëpp xam nañ ne moyens yi demul noonu ay jàmbaar lañu comme beaucoup de régions ak dëkk di doon ci Sénégal mais ñu xam ne dafa am gor yi nekk ci kër yi te mënuñoo tàllal loxo. te gore ba dee. gore ba dee te waruñu leen seetaan te ñu nga tëdd ci lale ñu ne dañoo feebaruñu biir bi dara daf ci nekkul. dañuy ñëw bu mënuñoo taxaw da ngay xool taxaw mënuñoo taxaw parce que biir bi dara nekk fi. donc soo ko dundul doo ko mën a xam. comme je dis am na koo xam ne boo ko ne am na xale boo xam ne warul jàng su parce que amul big mën na la mënta nekk. te waa ji nekk ay milliards. mais parce que amul kenn koo xam ne ñu ngi may dégg ñun boog dundu loo nga xam ne mën nga xëy jàng amuloo big. wala nga xëy ñu ne la kay am na institut yu may dégg. kii kay familial neexu ceebu jën bi ngay jël def ko ci mburu mi. wala te loolu sax feet la. wala et puis on le dit avec fierté. pour que xale yi xam ne jugee ci yenn conditions yi aussi du tere ñu bokk ëllëg. nañ ko gëm. dañ ci lañ parce que lépp gëm-gëm la ak góorgóorlu. c'est vrai parce que góorgóorlu bi et c'est pourquoi gis nga mbër yi dama am fierté si ñoom. boo waxee ñu leen ne comme ça. damay ñi pour dimbali sama yaay. ay war na ci boole papa nag. donc pour dire. pour dire que même yaay takk papa moo takk yaay. gis nga buñ ci góorgóorloo ba xool toujours man li tax ma réussir yàlla la. ñu ñaan nañu ñu jàpp la mais moi je voyais sama yaay. ne kii il faut ma génne ci situation bi. yow yaa koy xool ni ko jàkk. waaw parce que dafa am lu maanaam moom lu ñu jaayante woon. ba tax tey te xale yu bëri am na donc am na xale bu nekk këram amul kaye bu mu jàngee suba. c'est vrai mais comme je le dis dëkk bu ñu toll Afrique état mënut a def lépp il faut ku nekk état. wala bu leen dire état ku mu mënoon it mënoo def lépp. il faut que doomu aadama jàpp ci. donc ku nekk ñun jàppale yaa état. nga dimbali état pour ñu matale. ce qui fait que jàppal na am na xale boo xam amul big mi këram am na kër goo xam ne yaay joo xam ne teg na dëgg nga ci kër gi. teg na cin ba dara nekku fi ndox buy baax la. ndox la cay def.
parce que góor la il faut pour moom mu indi sutura bëggul ñu ko yëgal dalal ko xelul njaboot gi. ce qui fait que aujourd'hui képp ku nga xam ne yàlla may na la bul xool ne non c'est que bu ñu ko waxee non defal d'abord ngir yàlla te parce que sans caméra parce que te alal jooju li ce qui est extraordinaire foofu day dem ci cadre taalibe fii ñun ñëpp ay dañoo war doon ay ndongo daara mooy jàppal ne sa morom mooy yow rek te kenn gënul kenn te àdduna bul la buy tourné démb mën na neex tey naqari suba mën na neexaat comme démb ci man mën na naqari tey neex suba mën na naqari mais da nga war def loo xam ne ëllëg boo génnee di nga siggi te say doom duñu rus. ñu ngi rendre hommage ki nga xam ne mooy Abdoulaye Elimane ñu ko doon wooyee Kalajo ndax bokk na ci dund na ci secret laa koy waxee ci sutura def jëf yu rafet yi nga xam ne bi mu dëddoo la ko ñu bëri ne waa kuy diw géwal ba doon na wax nee na mësumaa gis diw mën na am waaye mësuma koo dégg moom wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne yàlla deful lool ci ñoom da nga leen di dégg xëy na da nga leen dul teg bët macha allah ak képp kuy def lu baax te ne ci réew mi yal na la yàlla sàmm sutura kuy baax yàlla la gën a baax macha allah da ngaa dugg fam solo ay ca mami foo xam ne du ma ko bàyyeeti ma ko mu jàll ndax dama fay waxoon jeeg bu ñu fi indil may gu njëkk jànq bu ñu fiy takk indil la may gu njëkk jënd ca caméra boo xëyee booy laaj dépense tiimale ko sa jëkkër naan ko nijaay yaa baax yaa mën a joxe dépense góor ñëpp yaa ci mën réew mi daf cee bari ñoo xam ne muuma du lekk seen xaalis te jamono tollootul foofu jamono tollootul kaay leen yéew ma maye dëgg dañoo war di dimbalante fi sabilillah foofu la jamono toll wallaay demal ci benn hôpital nga dem jënd ay médicament nga dem yóbbu fa dëgg la am na kuy ñëw di ko jël di ko jariñoo duggal ci benn pharmacie nga ñëw taxaw di nga fa fekk ñett ñoo xamante ne dañuy waxaale ordonnance donte xam nañ ne ordonnance a kayitu Sénégal ak bu sa SDE yam kenn du ko waxaale mais dañ koy waxaale parce que amuñu wala ñu indi juróomi garab ne médecin bi jaay ma benn bi la ngay taxaw xëy na yow wala nga dem ci benn boulangerie fay mburu ma yépp ne ko koñ bi ku xëy na ñëw nga jox ko mais loolu ndimbal la mais li nga wax damay mus di woote camp pénal ma ne ñu baree bari de defuñu ci dara mais du ma leen mere ndax bu ñu summee ko ba dese souhaitement ba war a tëdd la seen xel di dem ci lu baax bu ñu yeewoo ba soluwaat fàtte nañ ne lu baax war naa exister mami noonu la ñuy tëjee émission bi soxna si nga xam ne bi ñu yóndee France ay yëf moo la ko indiloon dafa wàññeeku nag ma yëgal la ka si nen ne may macha allah tey ci suba rek bi may ñëw itam sama cousin boo xam ne ñoo bokk suñu yaay yee bokk ndey ak baay ñu ngi may xamal ne dafa wàññeeku kon li fi am yëpp macha allah yal na yàlla woyofal loxoom bu baax a baax biir këram ba mu ndayele ma fa doomam ci biir këram xale bu macha allah xale bu jokkoo waaw démb rek jaar naa ci mbedd moom dinaa fa dem nelaw neexee yàlla incha allahu taala mangoog professeur ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sensibilisation waaw sant leen encore une fois et féliciter leen ci seen émission parce que Sénégal yi ngi leen di déglu ngeen bàyyi ko xel toujours rek kilifa diina bi moom ak ñëpp daal jàpp naa ñu ngi leen di seetaan parce que yeetaa seen émission bi di ngeen di yeete ak li ngeen di participer ci développement en tout cas population bi xam ne ñu leen di féliciter di leen encourager di féliciter télé bi yëpp groupe Futurs Médias seen président Youssou Ndour di leen wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ci liggéey bi ci askan wi ñi leen di seetaan également ñu leen di remercier bu ñu waxee lu ñu war a wax rek dañoo juum mais li ñu ci war a wax rek mooy dañoo bëgg a defar ñu jàppee ko foofu rek di ñaan askan wi rek ñu jàpp ne deux choses laay répété ñaar ñii bu ñu ko sàlloo defe mën nañu gagné Covid bi te ku ci nekk benn bi yaa ko mën benn bi état mën na la ko bu njëkk bi mooy mesure barrière yi ñaareel bi mooy vaccination bi ñaar yooyu bu ko ku nekk bu jëlee sa engagement nee naa la timing bi pour ñu éliminer pour Covid bi jeexaat Sénégal néew maa duna parce que xaw ma lii xew fa leen dëgg mën nañ ko téye donc nañ ci gën a sàllu rek gën cee taxaw te xam ne bu Covid bi jeexee jeexul Ndoye Bane jeexul Adja jeexul Eva dafa jeexal Sénégal yëpp te ñun Sénégal lañ bokk dëgg la Ndiaye waaw Facebook nag am nga ci ay soppe kii nee na dëgg mu weesu tey professeur daal moom def na la professeur boppam góor la nag mi ngi lay ñaanal yàlla am na keneen ku ne prions pour qu'il vive longtemps Eva ya ca topp yëpp ci message rafet na lool te dal xel la may wax sama rakk Manti Traoré ma ni ko boo gisee ñàkk yar du am benn bayre man mësumaa gis borom xam-xam buñ ne ñàkk na yar xaw ma ndax ni ma ko waxee noonu la am na xam-xam ñàkk na yar mësuma ko gis ba àdduna saxee ba tey macha allah professeur jërëjëf borom xam-xam day xam bopp loo wax itam mu ne la waaw doonte xam na ne la ngay wax du wax bu taxaw waru Manti Traoré gars yi li tubaab bi naan la politesse ne vend pas mais achète tout allahu akbar loolu mooy borom xam-xam professeur Ndoye Bane merci beaucoup professeur Ndoye Bane soo yaroo ma ci tàngal yeey sa gune ngaay boo yaree ko moo tax borom xam-xam du yaru day xam boppam macha allah
la muy wax sànq sunu xel day dem ca ba Njaga Mbay waxee président Youssou ne ko ku gërëm sa yaay sagal sa baay. tabaarakallaahu ñu tëjee foofu Ndoye Bane ay ca waaw jaajëf ñu remercier professeur bu baax a baax. ci disponibilité bi ak li mu fi wax yëpp. yal na sénégalais yi ko déglu. topp te wéyal message bi. kenn ku nekk li nga dégg ci professeur soo demee da nga yegg ko sa waa kër. say dëkkandoog da ngay liggéey ndool soo bëggee nit ñi nekk ci jàmm. dëgg ndax fii feebar bi fii ak mi ngi fii nit ñi du nekk ci jàmm. dëgg la te nit ñi dañoo bëgg a nekk jàmm ndax Sénégal dafa neex dëkk bu neex la. làmb yaa ngi nii ñu aj football bi ñu aj lépp ñu aj ci lépp lañ bëgg a aj ndax dëkk bi dafa neex. donc suñu bëggee dëkk bi delluwaat ca neex-neex ba mu nekkoon. na gars yi di takk masque yi moytu dajaloo yi te dem ñàkku ci. dëgg la loolu daal laa te tamit aawo yeeg ñaareel kenn ku ci nekk nag gars yi di wàññi aaye bi. aaye fii aaye fee tamit dina la war a doxalee non xoolal ca ka nga gën a nopp nga toog fa rek. Ndoye Bane da nga ñuy dimbali ñun Covid la ñu tal. non Covid non c'est important. munoo jabar joo xam day xew fu ne lay dem. nga am beneen jabar joo xam ne demul dikkul yow fu ne nga aaye fa. soo demee fee jëlee fa feebar ba wàllu ko. c'est toujours mu dem feebar bi da ngay xool ci kenn nga jam fa. feebar bi dafa bari. ñu góor yi am jabar yu bari neen toog fenn. professeur looy ree du yàlla nga def lu ko neex. wala ñu wuti appartement dem bañ a dem fenn. waaye de gis fu ne nga aaye fa. fu ne nga aaye fa. roñ dem wàññi gaay yi wàññi ndoxaan. am sa benn jabar am gel yi bare tamit dina lawal feebar. mais dëgg la di il faut dire la rassemblement la ñu wax. rassemblement. yow nga rassemblement koo xam du sa jabar nga rassemblement yor jabar yi bari sax rassemblement la. ak ngay xaar te ñeenti jabar yor lañ ci benn kër rassemblement la. waaw ak seeni doom. waaw ak seeni doom néeg bu ne nga aaye fa. ñaari franchement parce que comme jooy nañu ci émission bi fallait que ñu reetaan. loolu la feebar bi. waaw d'accord Ndoye Bane wax dëgg yàlla baal leen ma ak c'est du Ndoye Bane dëgg baalal ñu. non c'est li may wax nii c'est sérieux rassemblement la feebar bi man kafu ma de. waaw yor ñeenti jabar. ñaari fan yu ne nga aaye fii semaine bi muy ñaata. deux fois 3 du 6. ba pare ngay dem sa bureau di dem su fekkee commerçant la ngaa ngi aaye ca marché ba. loolu feebar bi du yam de. yamal fenn nga xam ne kii nga gën a nopp nga toog fa. kee dafa bari histoire nga abandonné ko. ki bari histoire te mayu la jàmm nga tege ko ne nga dem ci ki la may jàmm nga toog fa surtout. feebar bi mën a bloqué wu. ka nga xam ne loo mer boo ko gisee rek. waaw koo gisee rek nga yem fa ki bari histoire mayu la jàmm nga tege ko ne. Ndoye Bane baalal ñu awasara unité uni baraji unité waaw doy na merci. waaw ba suba ak jàmm suba Marie Xemes. waaw la ñuy ñëw docteur ajaratu Marie Xemes moom mooy fi ñëw incha allah. très bien na jaar kër Anna Ndiaye rek mu jox ko mbaxal mi mu indaaleel ma ko incha allah. bu ko defee Linguère yow itam. wallaay delluwaat di am mbégte bu baax a baax dégg naa dafa sàngoo mbàjj. moom Ndiaye. non kër googu la fa xew lépp ku ko nettali sax xam naa ci buntu télé bi la may taxaw xam nga moom déjà xam nga nit bu gàtt day bari solo déjà moom nee na barki dem maa may message naan ma fi chérie man tëdd naa jóguma wuyu ma Ndiaye tëdd rek. am mbégte bu baax a baax de toog ak professeur ndax li ngeen wax rek a ci nekk. seuls les tonneaux vides font beaucoup de bruit. nit ñi nga xamante ne nii seen bopp fees na. am na loo xam ne talluñu ko ci jamono bi ñu toll. dañuy dem waxi fañ war a waxee def li ñu war a def delluwaat fa ñu war a delloo. bu ngeen toogee déglu woon ku leen ne woon bu leen vacciné wu. ngeen toogaat ba yàgg ngeen dégg mu ne ku sa yaram tàng jógal daw ndax boo dawul mbir dal la kon war ngeen a xam ne coppeeku am na te lii nag nekkatul lu kenn duma ko gisuma ko. suuf nag bu sutantee dañu koo jal kenn ku nekk yaay nekk sa docteur bopp ni nga koy nekkee boo yóbbu sa bopp ci ba muy jot. waaye nag damay taxaw delloo njukkal nag koo xamante ne ni wax dëgg yàlla ci yéen la bokk muy docteur Cissé. yor clinique yaay nattu fii ci Almadi wax dëgg yàlla am di jàmbaar lool te tegul kenn benn coono man mi fa laa jaar moo tax kon dinaa ko sant delloo ko njukkal docteur Cissé clinique yaay nattu ak mboolem personnel am ba fa nekk ak madame Cissé ak njaboot yëpp ñu ngi leen di sant di wax ne nag ki jaar ci yére bi tey mooy comme j'aime couture rek Mbène Diatta Seck mi ngi ci 77 512 39 25 77 512 39 25 ki jaar ci bopp bi comme dafa tàng xam ngeen ne létt yeeg yooyu da ciy am solo mooy Aminta Ndiaye sama doomu ndey ko àndal fukki at ak juróom benn te dara yàqu ci kooku sa xarit la mën ngeen a dem fële ci rond-point case ba mi ngi ci 77 502 74 57 bu ngeen demee mu defal leen ci létt yi 77 502 74 57 di jaale waat waa kër Baba Sey yëpp Baye Cheikh tonton Modou Fall tonton Madja fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge professeur. très bien Ndoye Bane nag li nga fi teg yëpp daal xam naa ne wax nga ko professeur yi ndax ñun itam bu ñu visité xam nañu ay professeurs yu am yoo xam ne 2 gallons lañ man nag dama wax rek gis professeurs yi am 2 gallons nañ yem ca cabinet ba rek te bañ a wàcc
liggéey ba très bien kon boo dañuy toog ca cabinet ba sama réalisatrice dégg na ndax moom itam kenn du moom soxna mi Yandour boo ko rombee ne du wax waaye wallaay léeg-léeg am na lu may wax comme man du ma wax lenn ñoom ñoo may waxal rek wax loo may wax laajal ma njaga kon moom nu mu nar a def loolu yëpp sama yoon nekku ci te bëgguma ku ma dàq soxna Mia ñu ngi nuyu waa régie di nuyu képp ku toogoon di nu seetaan di ñaanal yàlla ñi nga xam ne dañu jot a génn àdduna yàlla na leen yàlla yóbbu ca aljana yi gën a kawe yàlla sàmmal ñu ni nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu santé ndax bu dee star rek jamono jii ñu ne ñoom ñooy star yal na yàlla sàmmal nu leen yàlla may nu dégg ak topp may remercier Marie Camara madame Bapulo Kor Ibaba ndax moo ma solal wax dëgg yàlla abaya bu rafet bi ma nga nekk ci 77 649 51 37 gis ngeen ko abaya bi nii la ànd ak kol bu ma bëggoon def comme soxna Fat Bintou damaa daal di def nii rek niroog moom waaye comme man léeg-léeg ma tarxiis du ma soxna Fat Bintou ma ngoog Marie Camara ma nga nekk ci 649 63 73 649 63 73 may remercier bu baax a baax bijouterie Rotonde ñu ngi ca immeuble Rotonde keneen ki nag di Ndeye Ami coiffure merci à toi macha allah kooku tamit sunu coiffeuse la sunu xarit madame Diène 648 56 ñoom at jaratu xemes nii laa leen di solalee ñoom itam ñu dem ci terrain bi daf ciy am solo ndax xam ngeen ne àdduna ñu ngi koy dund leneen am na waaye ñu ngi encore ci àdduna kon dañuy yokk sunu ay couleur yal na yàlla may ñu dégg topp wéral ñëpp defal ñëpp jàmm ak cofeel bu dul jeex noo ngi leen di tàggu jox leen rendez-vous suba ci yaatal bu gën a yaatu incha allah.